ñu ngi leen di fay waa Dakar. lan moo waral jàmbaarloo bi fii tey. waa tey nag li waral jàmbaarloo bi mooy ñun dañoo nekk ay jeunes yoo xamante ni dañoo dëkk ci quartier bi nekk ak suñuy maam nekk ak suñuy papa nekk ak suñuy tonton ak ñëpp donc ñuy dund situation yoo xamante ni depuis ay années ñu ngi koy xeex. parce que amoon na benn xeex bu fi njëkkoon am fii nii si kanam nii ba ñu toj fi ay oto ak yëpp parce que marché bi dañuy bàyyi marché bi jóge si biir marché bi ñëw jël seen i pousse-pousse ñëw di lal fii nii nga xamante ni moom mooy koñ bi te koñ bi fii nii lépp ay cité la Castor lépp ay cité la donc fii mooy cité Rosso ak Santa fii ñu nekk nii moom mooy PTT nga xamante ni mënoon nañu am possibilité tëj ko muy am entrée am sortie donc booy dañuy jóge si marché bi ñëw fi nga xamante ni mooy si koñ bi instant bi lu mu nekk couvre-feu bi moom moo tax ils viennent à 5 heures du matin mais bu nekkuloon couvre-feu bi à 3 heures du matin tu dors pas man fële laa dëkk mën na jël ka étage bi ne 3e laa dëkk mais à 3 heures du matin tu dors plus dañuy ñëw dañuy yuuxu dañuy xëccoo dañuy xeex xëccoo place et cetera et cetera donc tey li fi xewoon nag mooy booy gannaaw ba ñu ñëwee ay yoon di leen interpeller parce que dañu doon bàyyi marché bi gis ngeen marché bi fu mu nekk nee si gannaaw jël seen i buret jëpp si seen i jaay ñëw taxaw fii si koñ bi booy yi ñëw interpeller leen tant de fois di wax ak ñoom si njekk ak teraanga taxul ñu bàyyi après il a fallu que benn jour ñu xeex ak ñoom ba police ñëw am nañ suñu benn responsable boo xamante ni day woo gouverneur day woo préfet day woo police day woo maire ngi nii vous l'avez vu mais dara sottiwul ñu jógee foofu dem si jàkk ji booru jàkk ji moo nekk fële bu ñu demee foofu di lal foofu noonu di jaay di déranger waa jàkk ji bu ñu julee ba pare di wasifa du ñu mën a wasifa coow di bëri waa jàkk ji di wax si annonce bi si haut-parleur yi wax ak ñoom ñu jógee foofu bi ñu jógee foofu ñu ñëw fii donc fii nii ñu ñëw nii tey booy tey il a fallu que ñu ñëw xeexaax ñoom kenn moo déclenché affaire bi tuur ay bagages après ñu xeexaax ñoom jénnee ay jaasi jénnee ay paaka yore seen poids yi ñuy kiiwee ak seen balance yi sot benn booy ba bëggoon ko fi rey nii après si la waa koñ bi yëpp jénn donc ñun dañoo sonn lépp loo xamante ni waroon nañ ko def nañ ay pétition dem nañ ci mairie dem nañ police on a déposé tant de plaintes sans suite préfecture ñëpp dem woo nañu ñëpp lépp loo leen xalaat rek ñun def nañ ko ça n'a pas abouti léegi nag li ñuy wax mooy ñi nga xamante ni ñoo si am responsabilité ñu jël seeni responsabilité parce que bu ñu jëlul seen responsabilité ñun dañuy jël suñu responsabilité fii doo dund si sutura da ngay am malade doo ko mën a jénnee da ngay bëgg dem si pharmacie bi yéen a ngi gis pharmacie bee ngi nëre da ngay jóge fii bëgg dem si pharmacie jënd garab doo am accès sa malade day feebar ambulance du mën a dugg sa oto mënoo ko gaare fii nii donc taxi yi dañoo ñëw envahir fii clando yi dañoo ñëw envahir fii fajar la ñuy xëy doo nelaw doo def dara instant bi ñun ñee ngi war a yor seen liggéey war a liggéey mënuñu liggéey tey donc loolu du yoon. mais est-ce que yéen dem ngeen ci responsable li nga xam ne moo yor marché bi ngeen waxtaan ak moom. képp koo xamante ni responsabilité laal na la dem nañ fa xanaa ministre ak président la ñu amul accès mais képp koo xamante ni responsabilité am nga ko fii si gox bi dem nañ fa dem nañ si mairie dem nañ préfecture dem nañ gouverneur dem nañ police mënuñu def leneen ba léegi changement amul rien ba pare dafa mel ni dafa am lu nekk si gannaaw léegi ñun li nekk si gannaaw loolu ñun moo ñu sonal loolu la ñu war a lijjanti mooy lan moo tax ba ñoom lu ñu bëgg def ko marché bi amul problème ñoom lu ñu bëgg dañ koy am dañuy fay si suuf dañuy def yeneen ba tax ñu war a jóge si marché bi ñëw ko ñu jàmbut bëgg ko accaparer ba pare beneen bi si topp mooy ils sont indiscipline dañoo réew ba dof loolu moom mooy problème bi da ngay ñëw di wax ak ñoom si njëkk ak teraanga duñ la fay ni si nite bëriwul newul nag ñëpp a mais ñi si nite bëriwul donc nag dañoo bëgg nit ñi ñu jël seen responsable sinon bu ñu ko deful ñun waa koñ bi dañ jël suñuy responsabilité te tey booy commencé nañ ko te bu boobaa dinañ woo ay nervi leneen dina fi xaw léegi nag balaa nit ñi di jug di ñëw di interpeller ñu dee am fi wala yooyu maire ñëw di jaale joxe ay kii te ñun soxlawuñu lool ñun lu ñu bëgg mooy on veut être en paix on veut vivre en paix bu dul woon couvre-feu bi 7 heures ngay tëdd wala 8 heures pour nga mën a am temps de sommeil pour mën a nelaw sinon 2 heures du matin 3 heures du matin commencé nañu ak seen bruit donc fu mu toll nii boo leen demee ngeen jël ñeneen ñi ak seen intervention yéen di ngeen gis ni carrément que ni koñ bi lépp loo xamante ni mën nañ ko si njekk ak teraanga def nañ ko ba léegi rien n'a abouti donc nag ñu ngi interpeller monsieur le président ñu ngi interpeller monsieur le ministre ñu ngi interpeller monsieur le gouverneur ñu ngi interpeller monsieur le préfet maire bi moom kenn waxaalewul ay waxam mi ngi nii taxaw donc ñëpp ñu ngi koy gis wax nañ ba sonn dem nañ si moom ba sonn dara donc mi ngi nii taxaw ndey fekkee na fee yëpp ay éléments yoo xamante ni moom moo waroon jël ay éléments yuy ñëw fii di lijjanti problème bi du ko def ñun waa koñ bi ñun ñooy lijjanti ton ñun loolu du suñu yoon ñun loolu du suñu droit alors que ñu ngi koy def donc là on en a marre qu'ils prennent leur responsabilité ñu ñëw ñu dimbali ñu si situation yi ñuy dund nii parce que dafa metti suñu yaay dañuy am ay malade du ñu mën a nelaw da ngay am mag boo xamante nii doo xam sax noo koy def instant bi koñ bi Castor ñu fi dëkk ñëpp ay mag lañ. waaw nan ngeen di dundee marché bi ak marché ñu koy dundee comme ñu ko daan dundee ça fait des années rek waaw boobu ba léegi daal ñu ngi ciy xeex sonn nanu actuellement nii comme actuellement la municipalité amul compétence ak possibilité lijjanti nii
ñu saisir vraiment ministre de l'intérieur ak xaw ma aménagement du territoire xaw ma je ne sais pas des encombrements je ne sais pas nan ñu ñëw daal lijjanti ma sonn nanu à partir de 4 heures du matin couvre-feu ba muy jeex des fois dañuy lal avant couvre-feu bi di jeex ça veut dire que autorités yi su boppam dañoo liggéeyul mun na concevoir lu toll na Castor police nekk à côté chaque fois di leen di interpeller duñu ñëw wala bu ñu ñëwee dañuy stationné fële une règle rien du tout je pèse bien mes mots autorités yi fi nekk liggéeyuñu dara sonn dañ fi nekk pour la population sentiruñ ko je pense que même actuellement au côté de la si marché bi lañ gën a positionné wu sax que ñun population bi nous sommes lésés sonn nanu nelawatuñu à 4 heures du matin la ñuy lal duñu nelaw boo woowee police du ñëw boo woowee la municipalité bu gars yi ñëwee bu leen dàqee dañuy leen di ñëw ramasser dem seen yoon ay marché boo xam ni ñooy jëndal sécurité bi ndekki di leen jëndal café di leen jëndal cigarette mun na lijjanti dara mun na concevoir nag loolu autorité da ngay xam da ngay am fooy féete danoo fal municipalité bi population bee ko fal marché bi fallu ko kon bu ñuy xeex dafa war a positionner au côté de la population mais vraiment seetaan nañu vraiment ñu déplorons cette situation léegi nag nous appelons les ministères yor compétence su lijjanti affaire marché bi ñu lijjanti dimbali ñu au moins pour ñu am un cadre de vie boo xam ne au moins digne de ce nom ngeen baal ma. ziar bu baax Ibrahima waaye. tey dañuy gis fi ay jàmbarloo diggante policiers yi ak ñi nga xam ne ñooy jaay fii ak borom kër yi la mooy problème bi. waaw problème bi duñ ne gulet problème bi yaakaar naa ñëpp yëg nañ ko parce que amul benn instance boo xam ne saisiruñ la parce que ñun dëkk boo xam ne yeneen yoon lay jaar ñun kenn jiituwuñu ci yoon ñun du ñu commencé ci premier pas yi lañ commencé def ay pétition ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ak ñi nga am ñoo xam ne ñoo fi am ay magasin yu légal ñu dem pétition ba mu complet ñu def plainte def ko sous ampliation amul benn instance administrative boo xam ni saisiruñ la ak avec des pièces jointes avec des photos amul jàmmaarloo musul am boo xam ni tamit ñu yëguñu nekkul la première fois que médias yi di fi ñëw laa nag bu ñu demee ba jaar yoon bi ñu war a jaar yëpp mais loolu taxawul ñun tamit tegguñ suñu tànk benn yoon tous les jours nit ñi dañuy jóg sans que pour autant seen heure jot parce que dañuy jóg déjà pour régler situation seen buntu kër ba pare doog a dem vaquer à leurs occupations te loolu wax dëgg yàlla ah dëkk dafa am yoon ku nekk ak sa liggéey ñun nag wax dëgg yàlla population jug nañ taxaw temm pour xeex lii ñu koy xeex suñu bopp lañ ko defal kuñ ci fekk on ira jusqu'au bout kuñ ci fekkul tamit on ira jusqu'au bout parce que lii li mu mën a indi tant que amul bain de sang fii gars yi duñu mën a jël ay conditions duñu mën a jël ay mesures yoo xam ni dina taxa lii jug fi kon là ñun dañuy nous saisissons vraiment à qui de droit pour que lii mu ñëw jóg régler ko à temps bien vrai que wees na sax laay wax mais mu jóg régler ko actuellement parce que nous on est aussi déterminés qu'auparavant parce que on laissera plus faire parce que amul yoon bu ñu mëntul jaar tout dernièrement xeex nañ ba ministre de l'environnement ñëw fi def déguerpissement population bi accompagner leen am ay ñoo xam ne ñu ngi fii bëgguñu wax seen tur waxuñu seen tur parce que ñoom seen bopp ñoo njëkk yëkkati xaalis teg ko ci table bi pour accompagner la police pour que ñu mën a am ay éléments yoo xam ne dañ fiy mën a patrouiller mais depuis boobu gannaaw boobu bem na ba am ba y avait plus personne la mairie négligé laay wax négligé loolu c'est chance boobu ba affaire yi dégénéré waat que bu dégénéré nag wax dëgg yàlla te nous qui payons le pot cassé ñun ñooy sonn suñu doom yi bu ñuy génn di jàngi xale yoo xam ne dëgër nañu war nañ mën a jàngi seen bopp danañ di jël jàpp seen loxo yóbbu leen ñu jàngi parce que amul sécurité fii parce que les voitures patrouillent un peu partout dañuy vagabonder fii y a des comment dirais-je des taxis calando amul fu nit mën a jaar mag sax buy jéggi bu xoolul bu baax soo moytu oto bi tal ko waxtu ma la ak xale kon là on est en sécurité on est en insécurité laay wax kon la sécurité doit veiller sur nous on est de la population wax dëgg yàlla fu mu ne nii j'ai même plus les mots je suis perdu parce que boobu ba léegi musuñu jóg ci xeex boobu te wàcc ñu ci benn yoon. mais bon xam nga marché ku di marché muy man muy yow muy keneen ak keneen on a tous besoin du marché mais lépp loo gis dañ koy encadrer marché bi am na ay limitam te ñun xam nañ problème majeur marché bi comité de gestion marché bi moo indi problème majeur marché bi parce que ñoom bu ñu canaliser woon seen ay hommes ñu yem ci biir marché bi ñun dañ fa am soxla dañuy dugg foofu dugg génn dem jëfandikoo ko mais kon marché bi c'est un bien pour tous mais bon lépp loo gis tamit dañ ko war a teg ci yoon marché bi yem ci marché bi
xam ni buntu kër yi buntu kër la aussi oto yi tali bi pour oto yi la aussi loolu foog ñu xam ko quoi on le sait tous xam nga autorité nag day négliger li leen intéressé muy pour des fins politiques parce que nous li ñuy xeex lii politique jiituwul lii weesul politique parce que politique de développement la ñun suñu environnement moo ñu ñor non nag dañ ciy teg suñu bakkan lépp luñ ci mën ci góobee nañ ko gar incha allah. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tur bi nan la. madame Sarr la. problème bi mooy xaw ma naka laa ko mën a expliquer parce que bu ñu ne ay ambulant la ambulant xamaluñ ko lal ci suuf tour légume ci suuf déjà ce n'est même pas amul benn hygiène nga bëgg a toog 3h30 du matin ay nit ñëw lal sa buntu kër teg magnétophone di woy di tàccu di def lu leen neex là ça ne peut pas continuer façon bu nekk def nañ ko combien de plaintes la ñu déposé au niveau de la police boo demee ñu ne la maire on a appelé fatigué on a parlé on est fatigué maintenant lenn rek lañ ko ñaan mu def arrêté bi nga xamante ni mooy mën a permettre police liggéey la police tamit arrêté boobu lay xaar te arrêté boobu y a que monsieur le maire qui peut le faire bu fekkee ak bind na arrêté bi teg ko police dina mën a def liggéeyam su police deful liggéeyam ndax arrêté boobu on est pris à photocopier ko téye ko comme arme su fekkee toog nañu nag gis ne au niveau de la police am na laxisme la population va se lever ñu xam ne soit c'est le maire soit c'est la police ñaar yooyu il faut ñu xam kan la si parce que woote nañu ba sonn def nañu barrage ut nañu ay gardiens on a tout fait maintenant nag tey ñii dinañ ñu bàyyi ak sunu cité ñu xam ne cité la ñu am on n'est pas non mais Castor dafa yàqu amul heure julli ku ñëw 3h du matin teg magnétophone di tàccu di yëngal balance doo dégg noddu salaatu pare ñiy wasifa duñu xam lu ñuy wasifa la moindre des choses kiy dagg soble tak mais quand même nañu may nit ñi am parce que da ngay xëy suba teel dem liggéey ñoom heure bi ñun ñu dem di liggéey dañuy dem tëddi nelaw léegi nag ñun ñi nga xamante ni nag on est là doon nelaw guddi doon nelaw bëccëg tu es appelé à te réveiller à 3h30 du matin tous les jours que Dieu fait mais non dimanche bi ñu waxoon sax ne dañ leen ko marché bi du jaay mais monsieur le maire naka la mun a di bàyyee tëj biir marché bàyyi rebord yi fees del tali bi moo war a décongestionner avenue bi Bourguiba mais bu fekkee tali bi dem na mënul décongestionner fii ndax dafay ñëw yem fii ci Carrefour bi parce que de là ba Bastos dafa fatt dañ ko lal et ces gens-là laluñu gratuitement dañuy fay et ce montant-là c'est des millions ces millions nag population yi mënu ko jox monsieur le maire su fekkee nag dafa bëgg a sacrifier sunu vie ndax millions yooyu nous on est prêt à se lever pour wan ko ni Castor c'est une cité Castor c'est un quartier résidentiel bëgg nañu marché on a loué des commerçants d'accord mais ces commerçants-là ont été limités mais loué ay commerçants seen biir que taxul ñu bëgg a jël def ko marché légumes ci tali bi tali la tudd c'est pour les voitures c'est pas pour les gens qui vendent des légumes loolu mënul nekk bu fekkoon sax mais ce sont des gens impolis mënu ma la wax sax naka laa ko mun a calibrer booy dégg ñuy wax impolitesse foofu la yem foofu la juddoo foofu la màggee ñoom façon nit yi ni ñuy réfléchir sax doo mën a xalaat ban genre nit lañ là c'est pas possible on peut pas continuer comme ça soit monsieur le maire dafay régler suñu problème soit la police régler suñu problème wala ñun ñu régler problème bi suñu bopp te nag bu ñu régler problème ñuy wax naan civil du yar civil ñoom nañu jóg xam naka la ñuy régler problème boobu il faut que ñu régler problème boobu rapidement mu nekk un problème qui est là dañ koy régler nu mu gën a gaaw buñ ko régler wul nu mu gën a gaawee ñun dinañu xool naka la ñuy def parce que Castor s'est levé monsieur le maire il faut qu'il change arrêter rek lañ ko bëggal comme la police a dit que puisse alors rek arrêter la soxla na ko bind tey su ko bindul tey parce que du liggéey lundi na ko bind teg ko ci table commissaire nous on va aller lundi voir ndegam teg na ko ci table commissaire dañ ciy def copie. est-ce que yéen jot ngeen waxtaan ak maire bi ci loolu. maire bi déggoom ma la wax maire du benn du ñaar du ñett
dañ ko woo téléphone mu ñëw am na ku déplacé dem ba këram femme bi moom immeuble bi dafa toog bureau monsieur le maire di jooy mais est-ce que loolu c'est normal nga moom sa titre foncier ay nit ñëw ne la titre foncier boobu maa la ci ëppale c'est pas possible on est vraiment désolé c'est pas possible monsieur le maire il faut que mu may ñu ñu nooy parce que là où il habite là il dort bien là où il habite il dort bien bu ñëwoon def fi benn 24 heures entre ñu bàyyi ko mu tëdd fi rek de 9 heures à 6 heures du matin le jour il va se lever jour boobu dina dàq ñëpp mais nous c'est un quotidien maintenant dafa bokk ci suñu vie mais pourquoi monsieur le maire bëgg ñu saraxe fii c'est des vieillards ñoo fi nekk Castor c'est depuis 57 nos parents sont là màgget kër gu nekk am na benn màgget am na benn ku feebar mais bu fekkee da nga ne ñooñu duñ leen bàyyi ci seen quiétude mais lu ñu bëgg lan la monsieur le maire bëgg Castor ci biir rek lay gérer ñun ils nous mettent dans l'oubli mais du ñu fàtte tey la yi xam ne du ñu fàtte il faut que mu yëpp ñu ci xelam boole ñu ci créneau de vie am monsieur le maire tey lay xam ne Castor côté bi am na existé na parce que on a toujours été passif mosuñu ko créer benn problème mais monsieur le maire tey lay xam ne chaque jour dina gis délégation am ci buntu mairie ba keroog bu ñuy defaral li ñu bëgg c'est fini maintenant on est prêt. Prosper Gueye dëkk Castor sama kër ak nii waaw ca waay bi mooy xanaa sonn rek gars yi 4 heures du matin lañ fii ñëw 3 heures du matin ñëw di lal fii gis ngeen ni mu mel nii ni ngeen ko gisee rek kon bi ngeen ñëwee caméraman bi jël na lépp imagine toi ñun ñu war a liggéey ñun ay responsable lañ je suis un technicien de son nekk ci télévision imagine toi nga nar a yeewu taxaw fii ba 9 heures 8 heures war na la fekk sur place imagine toi léeg-léeg ngay chuter nekk ci régie di nelaw en direct saa loolu neex na yor ay doom di yeewu di ñëw fii di wax ak ñoo xam ne à chaque fois da nga leen wax tey suba ñu ñëwaat muy répercuter di répercuter bu fekkoon da ngay waxat ay nit sax ñu ne ñii ay nit lañ mais ça va je vous dis vrai ñii duñu ay nit te tey lu grave moo doon am fii nga gis nit bu génn paaka di wër nit pour jam ko loolu crime la ça va nit yëkkati na balance xam ngeen balance maay li ñuy balance maanaam fil bi am ay balance am ay poids am 5 poids yëkkati ko di ma ko dóor ma esquive kooku bu ma daloon du ma fi nekk di wax ñun ñu ngi woo autorités yi waa Castor ñun dañoo sonn période Covid 19 lañ nekk deuxième vague bi ñëpp xam nañ nu mu demee mi ngi rey nit ñi boo xoolee marché Castor kenn du fi takk masque ñun ñoo gën a nekk ci danger bi mooy tronc commun bu nekk mooy sommet bi fii mooy sommet bi parce que ñëpp fi la ñuy dajee nooto ñooro ñëpp fii la ñuy ñëw daje imagine toi sawaay ñëpp feebar bi kon ñun fan la ñuy muccee chaque jour ñu dàq leen non tey xeexu ñoo ak ñoom ñun xamu ñun ay nit lañ déglu leen bu baax ñun ay nit lañ dañoo ñëw di waxat ñoom ñuy sot suñu benn booy ci lañ jug ñun ñëpp wan leen ni nag ñun duñu ay ragal monsieur le maire moom li may wax si moom mooy man je l'ai interpellé plusieurs fois maa ko woo sama téléphone nee na ma soo ma wooyee 4 heures du matin sax damay jël parce que am na lu ñuy séex mais monsieur le maire sa waay bu ñu si on dit vrai li mu waroon a defu ko dem nañ préfet man maa dem préfet dem police jëppal ci kii bu bees bi nu mu tudd commissaire bu bees bi lim ñu wax dafa leer boo leen amee maire moom moo war a gérer loolu bindal ñu dara pour ñu ñëw ñu exécuter ñun fii dañ fi nekk pour exécuter mais amuñu ay éléments yoo xam ne dañ leen ko fay tegal di leen gardeel ay marché ñun commune bi lañu yor jëppal Sacré-Cœur lépp police moo war a lijjanti loolu intervention yi dañoo bëri li ñuy wax dafa leer nañ imagine toi bu policier waxee loolu ñu wax maire loolu première fois deuxième fois maire dafa naroon ñëw tey fekk fi ay mort parce que li ma la expliqué nii am na ay paaka yu nekk fii ñu téye poids yi ñu ngi fi poids yëpp a ngi fi ñun téye ay balance lañ doon jël di ñu ko lancé xam nga loolu c'est grave ñu ngi woo population bi Castor ñun ñu sommes en danger marché Castor ni mu mel dafa ëpp Castor yëpp dañoo war a mobiliser wu ñoo moom suñu koñ ñoo fi am ay titre foncier
waa Castor dañu war a nekk benn ñun ñëpp ñu mobiliser wu jéem a limiter marché bi instant yi fu mu nekk c'est catastrophique ñi jige woon ci yeneen marché yi ni dàq yëpp ñëw daw si nañ ñëw marché Castor parce que waa Castor dañoo nooy maa ngi lancé waa Castor message na ñëpp nekk benn ñu booloo doon benn jëlee fi lii wala ñu limiter marché bi loolu mooy suñu solution sinon marché bi dina dem ba rue 13 parce que lii c'est pas normal nit ñi xoolal voisins yi ñëpp kenn mënul nelaw 4 heures du matin jaaykatu soble yi grand jaaykatu soble yi seen paaka la ñuy yël naan tak 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 imagine toi tak 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 mu mel ni benn genre sonore boo xam ne guddi ni tak 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 4 heures du matin sa waay loolu nan ngay nelawee je suis désolé loolu nan ngay nelawee nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi garage xoolal kalandoo yi xoolal taximan yi garage dañ fi def police moo taxaw moo tax gars yi di daw nii mais c'est trop maa ngi jégalu bu baax. maa ngi tudd Papa Ndiaye maa ngi dëkk fii Castor lii nag bañ ko remarqué cela fait des années mi ngi ci biir koñ bi fii dafa ñu metti nañu ñëpp man moom li ma gën a metti mooy monsieur le maire saa yu lii amee monsieur le maire la ñuy waxal ba waxee moom mu ne moom yoonam newu si moom lañ fi teg moom moo nekk moom lañ jox ndomba tànk réew mi kon donc lépp lu xew ci koñ bi wala population bi bépp métti bu ñu mën di am ci moom la ñu mën a ñëw jooytu ko donc bu ñu amee lu ñu métti ñoom ba ci monsieur le maire di wax ak moom lu mu lay wax man aw ma si dara mënu ma si dara te loolu c'est pas normal du tout moom moo fi nekk soit que day liggéey mënu ko mu tekk ndomba tànkam c'est impossible parce que lan suba ba ngoon ay xaalis ay juuti ay 150 200 francs bëgg sonal ñu 4 heures du matin sawaay 4 heures wala 3 heures 55 billaahi boo génnee dootoo mën a nelaw car rapide bus yi chaque minute dañuy dugg di génn taxi yi doo comprendre ñu ngi ñëw taxaw ñu ngi ñëw envoyé ba sa buntu kër boo waxee ñu saaga la dóora parce que xaaj bi yëpp dëkku fi monsieur le maire moom il est bien aisé parce que dëkku ci koñ bi dëkkul fii nii ñu taxaw ni moom dëkku fi moom fële la dëkk mën na nelaw ba 18 heures yeewu sangu doxi ay soxlaam ñun à partir de 6 heures du matin say nelaw jeex na temps muy jour normal jour ouvrable rek qu'importe jour yëpp si boo ko yem mais bu 6 heures du matin xasee ba jot sonn ñun daal habitant Castor sonn nañ trop te bëgg nañ trop ku ñu jàppale ci lu ñu nekk nii parce que lii nii bu continuer nii dee bakkan dina fi jug ndax tey ci fajar ku ñëwoon fekkoon fii nu mu mel ku ñëwoon fekkee nu mu mel day mel ni guerre te li bu continuer nii bakkan na fi jug te boobaa responsabilité bi yëpp ci kaw monsieur le maire lay tegu tax moom moo fi yor ndomba tànk mooy borom dëkk bi soit que nag day mën a lijjanti lii mënu ko ñun population bi nañ si dugal suñu bopp lijjanti ko sax ñun buñ si duggee day trop tard te bu boobaa moom mooy responsable bi lépp moom la wasalaam. waaw marché bi moom lii mu ne ne yàgg nañ fi ñun bu ñu juddoo ba léegi dafa naa lii war na dañ bu ñu dewee tout tàng ba léegi ñoo ngi fi man xeex naa fi ba ñu yóbbu ma CEDEAO laa yeewoo war na ko tedd ki ngay pour nga jàngi wala malade nga génne ko si koñ bi sax problème la parce que koñ boo xam ne tamit cité la marché baa ngi ci biir bu fekkoon sax gars yi ñoo ngi lal dañuy lal di la jaay réew suñu joxuñu cër mag joxuñu cër kenn suñu parents yi ñëpp sonn nañ fii wax dëgg yàlla si koñ bi bu ñu juddoo ba léegi ñun lii ñoo ngi koy teg suñu bët bii te ba léegi dañul suñu sañoon nag mu dañ parce que instant yi sonn nañ bañu ñu tamit dara te ñoom ñooy woo ñëpp waa Castor parce que tamit lii marché bi Castor la quoi ñooy woo ñëpp ku ñu si mën a jàppale ñu ñëw jàppale te ñun tamit dañu bàyyi parce que gars yi defe naa ne depuis tout tànk ba léegi nii nga koy dund feebar nit day feebar pour nga génn ko fii nii da ngay ñëw di ñaan ne may ma te teyoo nga dëkk fii te ñu fiy jaay kenn dëkk fi benn nit moo fi dëkk 4 heures du matin 3 heures lañ fiy nekk ba ay 9 heures 10 heures doo nelaw doo récupérer te nga dëkk si koñ bi xam nga loolu tamit moom neexul quoi te koo si waxal ñu jaay la réew. am benn maire bu dëkk fii am benn maire bu dëkk immeuble vert bi fii nii maire bi elle est malade ay 3 heures du matin ambulance day ñëw jël si ko yóbbu ko hôpital après indiwaat ko mais tellement gars dañuy lal fii nii fees tali bi ambulance day ñëw càng mais mujjee yeew 3 heures du matin laa yeew chaque jour pour mën a xàll yoon bi pour ambulance jàll sama yaay chaque jour mu génn kaas su génnee kaas booy jaa ko réew ñun ñooy mujjee génn ñun dañoo war a ñun dañuy jàng war a dugg 8 heures yeewu 3 heures du matin xool li ma lay wax war a dugg 8 heures yeewu 3 heures du matin toog fi ba 7 heures pour dàq gaay kese sangu dem jàngi
toog classe di sonnole xam nga loolu c'est pas normal ah monsieur le maire nag dañuy jàppale même su ko defulee sax pour maire na ko def ñun pour ñun parce que ñun instant yi nii nous sommes en danger te xeex neen mun nañ dem feneen tase ak benn waay mu bette nañu ginnaaw jëm ñu paaxa parce que am nañu rancune boobu parce que ñoo leen daax ay gaz la ñuy génn ak ba pare ay arme blanche la ñuy yor ay poids yi nekk si balance yi lañu doon sànni sama benn grand da ko esquiver sinon tey wax doo xam sax nu muy demee ba pare jàpp benn nit fii di ko sot di ko dóor ba ñuy fëgg buntu kër yi pour ñu génn te kenn dëkku si suñ ñoom kenn dëkku fi waaw ndax jug leen suñu koñ dañ soxla suñu koñ parce que mënuñ nalaw mënuñ def dara dañuy commencé génne paaka jël ay bala duñ ko sànni mën naa la wax ça fait maintenant des années chaque jour mus neen xeex fii mu dëñ ñu ñëwaat plus pire bu njëkk ba sax graal woon noonu mais bii c'était plus pire bi dinañ ñëw di polluer nopp nit ñi ba ci biir kër yi ba si buntu gaal gaay taal seen baafli teg seen si kër yi à 3 heures du matin imagine toi li ma lay wax si ay maire buntu jumaa ji néew gaay keroog dañoo waroon dugal néew mënul dugg ndax gaay jullit su fekkee ñoom ay jullit neen ak moo gën a bon ñoom lu ñuy def nii ñun terewuñu leen daan seen doole mais nañ am tuuti respect si ñun ak suñu yaay ñun suñu yaay wéruñu ay mag neen dañuy am tension le fait que xoolal démb fii nañ nekkoon ak seen jaas di daanu yas yi ay 4 heures du matin di yuuxu sama yaay dafa tëb mais camion bi du romb imagine ta fii tali bi mu ne camion bi du romb fii pour mën a dugg ci marché bi ñu daanu yas bi di xoos ay jaasi ay armes blanches ñu yor nous sommes en insécurité monsieur le maire nañu jàppale. kilifa gi nuyu nañ la. maa ngi leen di fay waaw. ba Vieux Diop laa tudd waaw. ñu ñëw fii fekk la ngeen di jàmbarloo ñi nga xam ne ñooy ñi lal fii ci. waaw ñun bon dañu nekk ak marché boo xam ni marché bu amul limite marché dafa war a am limite man 4 heures du matin lay yeewu nekk ak commerçant yi fii di dàq mais bu ñu dàqee ay paaka lañ lay génn di la menacer waaw yenn saa yi naan la fii du sa buntu kër yemal sa buntu kër man leen ñun dañuy xeex tali bi dañu koñ bi dafa am ay borom kër yu fi dëkk am na ay malade am na ay borom kër yi dañu feebar dañuy liggéey dañu nekk fii ci koñ bi suñuy oto gaare fi ñu bëgg liggéey du ñu mën a génn koñ bi pour dem liggéey ji dañuy mujjee toog ba ay 10 heures ba ñu dem ñu door a ñëw mën a dem liggéey ji wax dëgg yàlla neexul santul yàlla ci jumaa ji lañ nekkoon waa jumaa ji porte plainte dàq leen ñu jóge fa ñu ñëw suñu koñ ñu dàq leen ñu dugaat beneen koñ démb xeex bu metti amoon na fi ñun ak ñoom xeex bu metti tey ñu ñëwaat ba ñu ñëwaatee nee nañ waa Castor ay ragal lañ loolu nag moo dégénéré waa koñ bi génn jëflanteeg ñoom waaw ñu nag dem nañ gis ak monsieur le maire waxtaan nañ ak monsieur le maire wax nañ ba sonn léegi nag population Castor dina jóg affaire bi ñu régler problème bi mu jeex benn yoon ndax metti na trop waaw dëkk ci koñ mënoo nelaw guddi mënoo nelaw bëccëg waaw man lu ma jaaxal dañ ne couvre-feu boo xam ne ñoom dañuy teel a ñëw di lal 4 heures du matin te dañ ne couvre-feu bi 5 heures la mais 4 heures du matin la ñuy ñëw di lal mais bu ñu demoon couvre-feu man daf ma jaaxal loolay suñu problème wax dëgg yàlla autorité bi bëgg nañ ñëw mu jàppale ñu ndax fii lii dadul jaar ndax ministre bi ñëwoon na dégagé ko woon dindi ko woon ba mu set wecc ñu recommencé di lalaat maire na def kii ci lay kàttam kii yoo ko fi teg nu mu tooti population bee ko fi teg ndax bu doon population bi du doon maire nag moo war a xar tànk tubéyam teg ko ci ñu jàppale ñu population Castor wax dëgg yàlla sonn nañ fii la ñuy raxasee oto lépp lañ fiy def sonn nañ ay mënuñu nelaw guddi mënuñu nelaw bëccëg suñuy doom sax mënutuñu jàng liban fii la nekk suñu doom dañuy wiiri ba terrain Castor doon dem jàng ji te talal tout droit bi moo gën fuuf pour dem jàng ji école nañu wante dëgg suñu doom yi jàngatuñu dof et puis drogue bi gën fee bari ci fii boo déggee terrain Castor drogue baa nga fa am pagaay nit ñi dañoo sonn Castor yàqu na c'est fini ñu ngi ñaan autorités yi ñu ñëw Castor jàppale ñu ñëw xool Castor fii monsieur le maire nañu jàppale wax dëgg yàlla ñun population bi sonn nañ trop kuñ ne la sonn ñu nag boobu dañuy nax suñu bopp mën ñu nelaw guddi mën ñu nelaw bëccëg malade tax mënoo ko génne
malade bu feebar sax mënoo ko génn sa buntu kër yóbbu ko mënul nekk te dañu waxante dëgg autorités yi nag ñu ngi leen di ñaan ministre bi yoree affaire marché yeeg affaire tali beeg yëpp nañ ñu dimbale mu ñëw jàppale waaw wallaahi moom lu may wax. jërëjëf sëñ